jërëjëf jëf kooku ngi ñaan noonu alors na riir le président yi la merci beaucoup jërëjëf nit ñi kon jërëjëf lii rek la ñu soxla ci lu mel nii kon le président Demba la moom moo ñu tax a jóg moo ñu fi andi aussi waaw nit nag bu sonnee dafa bëgg a jariñu rek waaye doon sonn te doo jariñu amul benn njariñ kon ma ne wax ne Parcelles Assainies ku nekk xamoon na ne am na ko fi nekkoon yore maire bi yàqu ko keneen ñëw na seen marché yi seen place yi dañ koy fubal di ko wéq di ko def dara boo toogee nag ba maire yi ñëw nga naa dama leen jox xaalis ñu neexal dugg ci koñ yi amul benn njariñ am leen xel am leen fayda parce que toog ba léegi nga ne dangay dugg ci biir ne damay defar te defaroo woon kooku amul benn njariñ kon nag Demba la moo taxaw nii bëgg ko changé bëgg def lépp xale yu góor yi xale yu jigéen yi mag yi ndaw yi ñi mën a jaay si marché yi ñi mën a liggéey yëpp ñu jàppale leen Parcelles Assainies jëm kanam xëccoo maire bi moo ñu tax a jóg ñu war ci def fulla ak fayda ci biir loolu kon ñu ngi jox parole bi Ousseynou Ndiaye mu sànni ci ay kàddoom wax ci lim ci war a wax wala ñu jox keneen. jërëjëf monsieur Ndiaye asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen tatagal di leen ñaanal également ndax teewaay bi rafet na te xëy na xaw na yàgg waaye terewul ngeen toog rek. Je voudrais rapidement en quelques mots faire un discours en français si vous le permettez. Les différents orateurs qui me suivront devant ce micro feront le reste en wolof. Commencer ce petit discours par des remerciements à l'endroit de toute l'assistance. Nos remerciements vont également dans le sens des responsables qui ont tous travaillé avec Georges-Antoine Diop pour réussir cette grande mobilisation que nous avons vue aujourd'hui. Nous ne saurons terminer cette page de remerciements sans dire un mot à l'endroit des militants qui ont répondu à notre appel avec ce résultat, cette grande mobilisation. Nous remercions enfin le président Demba et sa délégation avec une mention particulière. Le MAC, vous savez, nous a toujours accueillis à son siège à l'unité 7, à bras ouverts. Nous nous les en remercions infiniment. Nous l'accueillons, ce MAC, parti pour l'action et la citoyenneté ce soir, avec tous les honneurs dus à un président de parti politique, je vous nomme le président Demba. La visite du MAC d'aujourd'hui, placée sous le sceau de la collaboration, se justifie par plusieurs raisons. Nous allons juste en citer deux essentiellement. Vous savez que le MAC est un allié sûr du président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est un parti qui est dirigé par un responsable qui ne fait pas de politique politicienne. La coalition qui aujourd'hui regroupe le MAC, l'APR force majoritaire, le CUR inclus, est une coalition qui est mise en place pour libérer les Parcelles Assainies. Parce qu'aujourd'hui, elles sont prises en otage par une équipe incompétente. Nous allons non seulement libérer les Parcelles Assainies que nous partageons tous dans la vie de tous les jours, mais nous allons également en faire une référence qui inspirera toutes les localités du Sénégal. Voilà, monsieur Antoine Diop. Mané, dama ne góor gu ragal du ànd ak man may Diop. Man may Diop ma xamal leen man may Diop. Bëgg na góor bu mu laal ci kanam rek ci kanam. Dama ne xamal ne moo su fi nekkoon mooy Mbaye Ndiaye damay tudd turam parce que man a gërëma ko. Xam ngeen ne dafa fi dara depuis tam mu nekkee maire bi yaakaar na dëkk bi yëpp ñu ne ma ko ministre de l'Intérieur ñu ñoo ko fa yóbbu mais tey jii jox na lu gannaaw Ngor si bilaay Ngor si waaye Ngor si ay am na li ma mosaloon tuuti benn avion bay si ngeen sol mais mu siwal ma dëkk bi yëpp parce que yëpp naa jox
demoon ka jër ka la bi sa moo gënoon ma xamal leen ne mbay yéen yëpp am ngeen a joxoon na ma oto pour ma xamal leen ne mbay jaru la àndal mbay nit koo xam ne nit ku doy wàllam bi nii et 70 87 postes lan ko jox anamu joxul waa dëkkam bàyyi nu waa Parcelles unité 7 BBC joxul kenn waa léegi nag mu toog Dakar ba local yi jot mu ne waa ma dem nappi waa Parcelles defe naa ne yéen seetaat rek mbir mi Mbaye Ndiaye nawte di waa dëkkam ni ñëw ooteer ko fii na dem bi di waa dëkkam ni ñëw ooteer ko fii mais fii moom mun na fi am dara fii Demba Diala gis nga ñu fi toog fii yëpp ay responsable la koo ci gis mu ngi 100 personnes mu ngi ci gannaawam buñ ko génnee wax dëgg yàlla Demba seetal mbooloo mi seetal bu baax dugg leen ci dëkk bi yëpp waxtaan leen ak waa dëkk bi Demba Dia gis ngeen nekkul ci mairie bi mais yéen yëpp xamal ngeen ne lii Demba Dia di def ci dëkk bi xaalisam day génne de di jox ñëpp ku ñëwtu dem ci këram gis nga lu muy defe du teg ñaari baat bu ooyee ñu nekk ci bureau bi mu ne enveloppe te sutura la koy defee gis nga Demba dañ ko yeex xam nu topp waa ji rek workat bii rek sa wolof bi sa doon demee dinaa wax ah ma ne waaye ngor si dafa tàng la ma sama wala foo ma wax ma ne waa Sénégal déglu leen ma xamal leen julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñuy waajur di leen sant mbooloo mi fi teew yépp ku ci ne ci turam ak santam di la sant yow mi Demba ndax nee nañu boo duggee ci àll ak gaynde doo daw te Demba dañoo dugg ci àll bi ànd ak yow ngay gaynde ci àll duñu daw mukk li Pa jox wax sànq mooy mbooloo moo gis fi mu toog kenn ku ci ne am na téeméeri nit sa ginnaaw xëy na ñëpp dañoo mënut a teew tey looloo tax gisuñu mais bu ñu sañoon tey fee ngay gaar sa oto di xuus di ñëw loolu moom franchement dinañ la ko promettre. teewaayu tey bii nag mu wone ne li kii wax sànq ci français. muy Demba dañoo ànd ak moom ci ngor ànd ak moom ci fula ak fayda ànd ak moom ci jom ànd ak moom ci courage ndax franchement ku jara àndal la ñu leen di xamal ne yéen waa Parcelles ku ci nekk xam na li fi ne mais xëy na dañ cee teg sa tànk ku ci nekk xam na li ñuy doxal ci réew mi mais dañ cee toog donc tey am nañu fi jaar muy kan benn ci Mbaye Ndiaye ana lu mu fi def wóor kese tegu ci leneen ñu ne kan moo ci tegu dinañ ci ñëw ci kanam mais li ñuy wax mooy
Demba Jam yi nga xamante ne tey moom moo ñu fi tax a toog ñun ñii ñëpp su bés baa nañu ànd ak moom ci fulla ak fayda gunge ko ba ci photo yu mel ba mu toog ñu doog a seet leneen li ñuy def. nuyoo bi nag ñu ngi koy jànkante ñu jóge unité 27 unité 7 ba 26 léegi ñun nag jëguñ rek tëb dañuy jàppale Cheikh Demba Dia waaye dañu am ay raison yu tax ñu teg ne dañu war a jàppale Demba Dia raison bu njëkk mooy kuñ fi njëkk a tudd mu nekkoon maire fii ñu fi nekkee waa PDS ñoo ko faroon mu def fi juróom-ñaari at dara nekkuloon ci mairie bi lu dul ay querelle de tendance guerre de positionnement ak ay problème foncier rek moo fi nekkoon bu mu fi nekkee beneen maire bi fi nekk nii tey depuis mu nekk ci mairie bi ba léegi lu ñu constaté mooy arrogance ak déguerpissement ku tabax secteur ba pare mu ñëw toj ko di la sonal de gauche à droite loolu lañ gis ci bilan boo xam ne présenté na ko fi moo tax nag bu ñu xoolaatee suñu bopp ne nag Demba mii kon dañ ko war a jàppale parce que Demba bu dul dara moo mu ngi soutenir suñu président Macky Sall te loolu rek doy na pour ñu jóg ñu door ko mën a jàppale ñaar Demba dafa am laamisoo ak Parcelles Assainies yëpp lu koy firnde mooy képp ku mu seeti wala nga seet si ko dina yëkkati lu takku jox la loolu mooy ñaareeli raison bu tax ñu choisir ko ñetteeli raison mooy dafa am programme boo xam ne nii daf ko tënk war ci dimbale jeunes yi war ci dimbale jigéen ñi war ci dimbale les personnes du troisième âge bu moment venu bi ñëwee moom dina leen expliquer un peu plus clairement ci programme am boobu léegi nag ñun ñëpp ñu ngi mobiliser ci ginnaawam pour xamal ko ne moom Cheikh Demba mii moom mooy l'atomiseur de la bombe sociale pour les Parcelles Assainies. kii la ñuy wax monsieur Bourousse. salaamaaleykum. Demba gis nga nii ñi ñoo fal Macky ñu ngi nii ñoo fal Macky. te nga fekkoon ba ñu ngi defoon 5 ngay ñëw yàq sa jàmbaar yi ñi ñoo fal Macky. Demba Dia bu Kéwoulo yow si naa ne kay nekk ba nga ñëwee kay nekk da nga ñëw dugg fekk ay kay ndaw ndaw juddu andi victoire jox ko Macky moo tax bi nga ñëwaatee ne kay yi màgg mën a ànd ak yow ñii nag ñoo jox Macky victoire fii ñoo la ko wax Parcelles Assainies on te compte ñun ñoo la ñu ngi nii ana ma soli nday kay na rek ana ñu ñaan loolee ñii ñoom ñoo jox ñoo ñaanee may ma dugg ko ñaanee benn dooma ne ñii ñoo jox Macky victoire maa la ko wax Macky bu taxawoon et je le jure ñoom ñoo ko jox victoire man dama tudd Matar Xaali parce que nit ki li Ba Diop wax na wax ak moom gars yi Demba laay gërëm xam nga kuy Demba dama fekk ma nekk si àll bi di jooy may jooy ñaari weer Macky ne ko Demba gerte gi xoolal gerte yi daw yaay te nekk parcelle mu ne ko waaw demal nga dem nga sang leen ba sada ñoo ma joxoon victoire ñu ñëw fekk ko fa mu jafe dëgg la li ma di wax fa mu jafe mu xëcc lislam jox ma dem dugal ma dama nam na kañ dem dinaa defal Parcelles Assainies kii mooy Demba dama fayoo mu ñëw woo ma ñëw jox la kan nga kii mooy Ba jox moo fal Macky mu jox ko lu neex lam la ko jox ne ko tappal sama gannaaw kaa ma rogante la woo jëlee ñu góor yi woo jigéen ne leen kaa ma defal ay conseil jël liste bi defaraat ko ne kat ko rapidement demaat ba te da ko jëli woon mairie def ko loolu la kooku bëggu la kooku la bëgg la kaa yi defal parcelle loolu tax Demba dama lay remercier di remercier sa entourage loolu la laa ko wax parce que loolu la kuy wax la Demba local dafa dem local xam ngeen Demba kan la àndal ne leen ku ma àndal Demba kan la àndal ne leen ku ma àndal ne leen Demba kan la àndal ku ma àndal Macky Sall la àndal
balaa moo dara wax ak Macky balaa moo dara wax ak Demba kon ay doomu Macky Sall buñ fi nekkee ay jarbaatu Macky Sall ay amasolu Macky Sall Demba moo tax ñëw ànd ak yow parce que gàcce la bëggoon dindi bu golo jógee fële ñëw dugg Parcelles am na koo xam ne bu wootee moom sax day perte golo bu jógee Tamba wala jógee Kidira bu ñëwee fii bu ne day nekk maire bu wootee waa jooju day perte golo laa wax golo bu jógee Kidira xam nga kuy Demba mooy seeti borom dëj yi kuy Demba mooy seeti borom ngénte yi kuy Demba mooy seeti élèves yi kuy Demba mooy seeti ASC yi kuy Demba mooy régler katu soxla yi. am na koo xam ne moo war a ñëw de war ngeen ko tàccu de kooku la ñuy wax Mbène Diop mi nga xam ne waaye kooku mooy li nga xam ne saa bu jógee jigéen ñëpp jóg topp moo nekk unité 20 yore jigéen ña ko ne defal leen lépp di ànd ak ñoom ñuy bokk di liggéey di régler seen i problème kon Mbène wax ci mu ngi doon jigéen ña xam ne ñëpp bismillaahi rahmaani rahiim ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam sant yi suñu waajur yal na yàlla yokk seeni leer ñi fi des ak yàlla bàyyi ñu seen kanam ñuy sàkku seen ñaan man nag samay wax tey damaa kontaan lu ci sax bari ndax li ma bëggoon a wax yëpp wax nañ waaye il faut ñu sànni tuuti rek di sant Pa Dior ndax daaw ba ren ñu ngi baagante kër Pa Dior dox nañu guddi dox nañu bëccëg toj nañu ay saison yaa xam nañ courant te lu ñu ko mën a def rek Pa Dior muñ na ko Pa Dior boot na ñëpp yow li la président Macky Sall la wóoloon ginnaaw yàlla loolu lépp matal nga man nag góor laa bu ma nee waaw rek nee naa wax monsieur le maire man du ma waxati démb monsieur le maire laay wax ñu ne si gis nga ñi nga àndal ay soldat di Macky Sall lañu ñun ragaluñu dara tiituñu dara namuñu dara ñun ginnaaw yàlla Macky Sall rek moo ñu yor ku bëgg Macky Sall rek bëgg nañu te nag danoo bëgg nag ngor gi ñu defal monsieur le maire yaa gore yow bu du woon yow kon Pa Dior mii dina am gàcce di nga gàcce bu rëy lay am waaye jàppale nga lu tënir ngën ñu ni doonu gën a gën a mukk incha allah ci kàttanu yàlla dana lay jàpp di la jàpp ba teg la ca kaw meer yi ñun am dara looy xalaat bul ci dara ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg ñu ngi man waxtaaneetuma kenn ku dul yow man yow rek yaay sama soxla depuis ba nu ñëwee ci yow ba nëgë ni man du ma jàppantu du ma tëyantu tey jii danoo am sa ay xew-xew waaye kon ñaari njëge jaay dina ñëw fii. ma ne kon ñu passer la parole madame Kenne Thiam ñëw sànni ci kàddu. asalaamaaleykum mbooloo mi gannaaw bi ñu santee yàlla ñu ci Seydina Mohamed maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di dalal sunu maire Demba Dia di remercier Pa Dior parce que bu nit dekkee alam na ko bu nit dekkee alam na ko jërëlee coy parce que ñun tey jii bu ñu taxawee fii tey ba mën a ànd ak monsieur le maire Demba c'est grâce à Pa Dior kon nag dañuy ñaan si yàlla yéene ji ñu am àndandoo ko dem ba ànd ak monsieur le maire Demba yal na ko yàlla mottali si barke Seydina Mohamed yàlla dañu toog feete victoire yóbbu Demba Dia ca biir mairie ba mu fompal ñu suñuy roxañ defal ñu ndam loo xamante ni duñ ko mën a wax monsieur Demba nag li may wax si yow mooy xam naa ne nit ku baax la parce que man musuma ànd ak yow yàlla rek laay waxal waaye nag gis naa dégg naa sa def ci Parcelles nit ku baax nga dégg naa nit ku gore nga nit ku am kóllëre nga te nit ku jàmbaar te ñun loolu lañ doon wër liñ doon wër gis nañ ko si yow kon nag gàcce ngaa laa ma ñun nag lu ñu bëgg mooy ñun ay mag lañ waaye suñu njaboot gii nga bàyyi leen xel toujours dama koy wax nee naa bu may nit di may jëm na ma jàngal napp ñun suñu njaboot gi rek la ñu am njaboot gi sew gi gis nga xale yiy toog ñu ngi jógee ban parti réaction lañ jógee ñu ne ñëw ànd ak yow parce que wax naa leen si ñoom si yow loo xamante ni doy na leen te nii may def ni kenn si ñun ñii ñëpp noonu la ñuy def am na ñoo xam ne ñu ngi jógee bokk gis-gis ñu ngi si yow kon nag fii Parcelles ñun lu ñu mën a wax sunu gis-gis Parcelles incha allah rabbi ci barke Seydina Mohamed yaa ko moom
fii yaa ko moom fii yaa ko moom fii yaa ko moom fii yaa ko moom asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak ci santam di commencé ci mag yi ak ci ndaw yi man maay Diallo bu AJ 15 bu yaay Fatou Thiam bon AJ 15 moom mooy association des jeunes de l'unité 15 te nag li tax ñu jóge unité 15 ba ñëw fii nii unité 26 lenn la parce que ñun sunu maman bee ñun xamee wuñ ko caaxaan ñun nag nekkoon nañ feneen parce que Sangaré ba mu nekkee fii wax na ko ñun nekkoon nañ feneen am na feneen fi ñu woo mais ñun moom lañ gis wax nañu la moom pas jox la ñu wax parce que ñun xam nañ la yow monsieur le futur maire on peut dire parce que ñun xam nañ la parce que xam nañ la à travers li ngay def ci dëkk bi mais ñun pas jox la ñu wax pas jox mun nañu pas jox moom si Demba Diarra rek mun naa ñëw ma boole leen ak moom pour ngeen waxtaan ngeen jooytu seen i tawat ñun nag lenn laay wax duma gis nga jëwuñu defuñu dara lépp lu ñuy def ci fulla lañ ko def jëwuñu dañuy tudd tur Moussa Sy laay wax il a failli à sa mission en tant que maire dëgg la am du dëgg il a failli dafa failli lim ñu diggoon fan laay commencé stade bi mu bàyyi ba élection di waaj ñëw à 3 mois mu commencé defaree stade ñun gëmuñu loolu ah waxuma loolu dama bëgg ñu gis nañ sama tànk yi ñeneen ñi la moo ma bëndal nii yëpp amul tali ñun fi ñu jógee amul tali te diggal nañu foofu unité 15 poste de police lampe amul lii fii rek laa ngay gis xanaa man sama koñ amul lampe te da ngay dox côté géej gi dañ lay agressé soo doxee nii ay yenn heure yi dañ lay agressé ah ñun ñu exposé wu à cela dafa metti léegi nag ñun comme dañu war naan jigéen bor la bañ ko def it wor la ñun naan nañ jàpp ni que Moussa Sy daf ñu wor dëgg la du dëgg man nag jeunes yi laay waxal sama gars yi ñee ak ñeena ñëpp képp kuy jeune ci parcelle ku amul carte électeur da ngay dem nga jëli sa carte électeur ca mairie ba ñëw bu bis bi jotee nga voteel Cheikh Demba Dia mu nekk maire parcelle bénéficié aussi ñun ñëpp ñu bénéficié ci parce que mooy loolu daal merci beaucoup jërëjëf. asalaamaaleykum ma léegi ma sax waxtu mbooloo mais fi ma toog bii wax sama xol dafa te li may bëggee seede man dama ko dund parcelle laa dëkk Paa Diop ak ay seet ñoo ma dugal ci politique ndax man sax mënu maa wax mais li ngeen wax ci Moussa Sy man dama koy dëggal Moussa Sy génn ci man sama jikko jënd na kër jarbaatam kër ga ñu mujj def neex di saaga rek ci biir neex ma ko xuloo ba koo dóor mu doo ko bàyyi kër gi di jël ay di leen neexal pour ñu ne ko kër gi duñ ko tabax te borom kër gi jënd ko jaayat ko jarbaatam di ko tabax heure bu xëyee neex la ñu taxaw ci kër gi bu maçon yi commencé ñu taxaw na ko doo ko fi tabaxee keroog kër ga dañ koo mujj woo ma wàññeeku man la doon yóbbu hôpital keroog dafa wàññeeku ñëw ba ci ñeeri ba di wax waa ji saaga ko dañ koo jiital ba bimu ñeeri nan koo dóor mu fexe ba génn ci benn ñaari ci des hôpital Maam Abdou dangay dem tey di yóbbu sa doom mu ñàkk ji wala muy piqûre ñu fekk koy menace suba nga fekk ko ci maternité ba muy faj ca xale yi jàng toog pour man loolu sa nijaay xamul sa mag doo liggéey suñ doom yaa ngi taxawaale ñun bu ñuy tukki bu ñuy oree dañuy xaar ba julli si ba pare doo ko def sinon xale yi taru sama sàllaat bu seetaan télé ñu yëg sama bal ko sàcc sama gas kenn ta dut ñun amatuñ jàmm ndax sàcc waaw daanaka loolu nag kenn jëndatu ko mais suñu ci unde yi dañuy inscrire xale yi ndaw sax ñëwatuñu sol talma carax la ñuy sol ay xeer Moussa Sy faale wuñu comme faale nañ parcelle 18 bokkuñu ci waaw maanaam am nañ malade suñu koñ ñu dem ba ci moom pour mu dimbali Moussa Sy faale wu kuy dund faale wu kuy dee ñun moom mosuñu gis ci suñu dëkk mosuñu ko gis ci suñu feebar waaw li am solo nag mooy nañ ay salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu la jeunesse des parcelles di nuyu jigéenu parcelle di nuyu xale yu parcelle di nuyu mag yu parcelle tey kontaan naa lool bi ma ñëwee seet si suma xarit Pa Diokh parce que Pa Diokh nit ku baax la la première fois bi ma gisee Pa Diokh dañu ñëwoon di négocier affaire mairie bi mais Pa Diokh daf ma frappé woon mooy man bu ma gisee nit ku baax rek
ah mun naa ko ràññi au première vue bi ma gisee Pa Diokh la première fois ma ne kii nit ku baax la ko waaw. ah bi ñuy négocier trouvé wuñu terrain d'entente ma ne leen man lu ma ci gën a metti ah tey man bu ma amoon li ma gënal mooy liggéeyal Pa Diokh ko dina ma neex lool parce que nit ku baax la ko ah Pa Diokh mooy force majoritaire ak toute l'équipe bi mu àndal ah di leen gërëm di leen sant seen liggéey yéen a ngi koy def normalement seen liggéey rafet na ko ça prouve que tamit li ngeen di liggéey leer na ko Pa Diokh ak équipe am yi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ah di gërëm aussi Amdi Faye le cure ak équipe am ah di leen gërëm ñoom it ñu baax lañu ay nit yu dëgg lañu ay nit yu baax lañu ah tey nag man dinaa sant yàlla ah tey dinañu sant yàlla parce que ñun ñëpp ñoo bokk Parcelles Assainies naa sant yàlla parce que ñun mag lañu tudd ah yéen APR ngeen yaakaar naa yooyu yëpp benn la ko je pense que mag ak APR yëpp benn lañu ko xam naa foofu la ñu mujjee sax benn la ñu dara nekk incha allah parce que des fois damay tooñ sax waa mag man a moytu leen nekk APR ko lu tax mu wax loolu parce que dama am cofeel ci président Macky Sall vraiment muy un grand président ah di ko ñaanal moom it li mu bëgg ci Sénégal yàlla na ko yàlla may ko ah di ko ñaanal tamit mu am deuxième mandat di leen ñaanal yéen it parce que yéen ay représentant yéen a représenté fii le président Macky Sall di leen gërëm di leen sant ko peut-être yàlla def na que kii jiite APR fii ah nit ku doy waar la ko waaw nit ku doy waar parce que man dama toog benn temps moo ma France ma ne ko loo may doyee xamoon naa ay caaxaan la may doyee ma ne ko mbay man aw ma jot ko dama nekk suma liggéey aw ma jot muy insister bi ma ñëwee Sénégal muy insister pour gis ma lu nekk def na ko ah mais man nag ku ma xam-xam nit sutura laa ko mu ne naa ñëw mu jiite ma topp ci ginnaawam ma ne ko loolu mënul nekk ko mënu ma topp sa ginnaaw parce que 2009 ñamaloon naa la dara ba pare ko waaw wala ñamaloon 2009 dara ah 2014 moom ma topp ci ginnaaw lu tax may topp ci ginnaaw parce que ministre d'état la ministre d'état poste la rek ni man maa ngi sant yàlla ko waaw man maa ngi sant yàlla mais nag lu nekk def na ko lu nekk def na ko pour ma moom ñu ànd ko mais man Mbaye Ndiaye mënuñu ànd ko parce que Mbaye Ndiaye c'est pas un exemple pour man ko tey bu Mbaye Ndiaye falu woon defar population parcelle bu tourné wuloon le dos aux populations des parcelles mun na am ndax moom mais nag comme il a tourné le dos aux populations des parcelles waaw jàppale wul waa parcelle ah je pense que Mbaye Ndiaye du référence si man bon kay Mbaye Ndiaye li ma ko xamal rek mooy que 2014 bu soobee yàlla ah bu soobee yàlla incha allah ah Mbaye Ndiaye nag sama gàmmu séeréer li mu la defoon li mu la defoon 2009 rek bu nekkee 2009 4 appui laa la dooroon 2009 ñu door la 8 appui incha allah te bu ñu la dooree 8 appui dinañu wax photographe yi ko rek mu leer naa ñu nit ñi waaw ah je pense que maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax tey dégg naa la jeunesse li ñu wax ah man suma souci yëpp mooy jeunesse bi tey jeunesse bi amoon programme de jeunesse tey jeunesse yi kenn jàppale leen ci ñuy liggéey tey jeunesse bi bu ñu buggee jàng ah kenn mënu leen dimbali je pense que jeunesse bi tamit amuñu ay formation je pense que jeunesse bi mooy suma priorité mooy xale ñu dal leen liggéey ñu wut sécurité parcelle ñu former xale yi pour ñu mun a am liggéey incha allah et je trouve que c'est vraiment dommage ah ku mel ni Mbaye Ndiaye nekk am poste état mënul dimbali population ah tey dañuy toog naan dañuy financer jigéen yi naan dañuy jox nit ñi xaalis ko mais loolu naxaate la ko je pense que booy def dara da nga koy def au commencement ko doo bàyyi ba élection nga naan am naa 600 millions yi may jox population bi kooku amul sens ko je pense kooku ay naxaate la ko ah ki fi nekk tamit yëpp xam nañu nu mu demee 2009 moom it am na lu mu jotoon ñam ah 2009 nag dégg naa ci lu ne
mais man ku ma xam tamit xam ni di jàmm laa ko jàmm rek moo ma tax a jóg tey boo gisee mu bëgg a dem ma bëgg a ànd ak yéen ñu dem mairie jàmm moo ma tax a jóg dem foofu ci jàmm ak salaam bu jàmm amul man jàmm rek laa xam waaw loolu la 2009 moom xam naa liñ ko defoon tey fi mu toog foofu dañ ko fa teg mais du carte moo ko fa teg du parcelle moo ko fa teg nguur moo ko fa tegoon mooy le PDS moo ko fi teg fii fi mu toog quoi tey nag comme PDS teg na ko foofu 5 ans loo gis àdduna day jeex quoi 5 ans dafa gaaw 20 ans dafa gaaw tey 5 ans yooyu lan lañ ci gis arrogance lañ ci gis lan lañ ci gis réewande lañ ci gis lan lañ ci gis kuy door ay commerçant la ñu gis lan la ñuy gis tamit ku amul bilan lañ fi gis ñun nag waa population parcelle soxla wuñu loolu dañu soxla ñuy defar Parcelles Assainies loolu nag c'est valable pour tous les candidats c'est valable aussi pour man je pense que bu ñu yàlla yóbbuwee Parcelles Assainies incha allah dinañu liggéey parce que liggéey moo ñu tax a jóg parce que tamit buñ la falee tamit dinañ la juger buñ la juger nag yow it lépp looy wax na nekk loo xam ne dëgg la lépp looy wax tamit na fekk nga xam nga mën ko man de am naa yaakaar que coopération internationale xam naa ci lu bëri dëkk yi nar a signé parcelle pour ay partenariat pour l'international je pense dëkk yooyu bëri nañu ko ñoo ñëpp ils sont prêts jàppale côté éducation jàppale jigéen ñi jàppale la santé parce que la santé tey boo seetee suñu centre de santé yi mun di ci faju suñu centre de santé yi tey rajo yi baax amatu ci suñu centre de santé yi bu ñu bëggee faju dañuy dem Dakar dañuy dem ville je pense que ndax ñun war nañu nekk référence war nañu liggéey parcelle war nañu aussi dimbali jigéen ñi parce que c'est quelque chose de très important dimbali jigéen ñi nag bon fii am nay banque am nay crédit mutuel mais banque yooyu moomuñu ko mais ñun à travers suñu programme dañu am suñu propre banque boo xam ne ñun ñooy jël suñu propre décision képp ku ñu mën a dimbali comme projet bu fiable bu soobee yàlla banque boobu dina la dimbali bu soobee yàlla. damay dégg des fois damay lire ci journaux yi ñu ne woy dañ ci le budget 300 millions yóbbu ko 1 milliard loolu ça me fait rire parce que bu ñu nee parcelle mooy commune bi gën a mag je pense que milliard boo nee bu ñuy bàkkoo ko milliard la ñu am mooy suñu budget je pense que ñooñu dañuy tuuti bët ñun waa parcelle boo dañu am budget 25 milliards bu soobee yàlla. 1 milliard c'est très peu pour ñun parce que ñun ñooy référence Dakar bëgg nañu incha allah suñu équipe yi ñun ñëpp ñuy liggéey bu ñu yàlla yóbbu mairie ba incha allah ñu liggéeyal population bi li ñu diggante ak population bi tamit ñu def ko c'est quelque chose de très important parce que tey boo soxla nit tey suba di nga ko soxla waaw tey suba lu jar a sóoraale la c'est quelque chose de très important. di leen sant bu baax tout à l'heure dégg naa suma xarit séeréer bi Ba Dior nee na dafa amoon oto di nangu mais man Cheikh Demba Dia may naa la oto bu soobee yàlla. loolu nag du dara loolu du dara je pense que oto boobu moo ko jox jógewul ci état jógewul ci dara yàlla moo ma ko jox rek ma jox ko ko. maa ngi gërëm bu baax jigéen ñi parce que jigéen lu mu bokkul neexam jigéen lu mu bokkul lu dem bon nag fii jigéen lu mu Parcelles Assainies yéenaay suñu yaay yéenaay suñu lépp bu ñu leen gisoon dañuy jaaxle bon nag jërë ngeen jëf mënoo ma dem aussi te gërëmoo la jeunesse waaw je suis très fier
de la jeunesse des Parcelles Assainies parce que la jeunesse des Parcelles Assainies ay gentleman lañu yaa ngi rek ay nit la ñi nga xamante ne xam nañu lan lañu bëgg ay nit la ñi nga xamante ne tamit am nañu fulla am nañu fayda parce que jeunesse bi toujours da ngay boo déggee seen programme am ay programme de valeur la ñu am waaw bu ñu jeunesse yu yeneen jeunesse vraiment maa ngi gërëm bu baax jeunesse Parcelles Assainies parce que ñu baax lañu parce que tamit ay nit la yoo xam ne li ñu bëgg xam nañ ko mais la priorité des Parcelles Assainies ce sera la jeunesse inchallah kon nag di leen gërëm di leen sant bu baax kontaan naa ci teewaay bi kontaan naa aussi ci alliés yi mooy force majoritaire kontaan naa bu baax ci CUR kontaan naa bu baax ci MAC kontaan naa bu baax ci population Parcelles kontaan naa ci yéen ñëpp vraiment kontaan naa jërë ngeen jëf merci.